Hola amigo, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo estás? ¿Bien? Asalaamaaleykum mbokku Sénégal, asalaamaaleykum mbokku diaspora bi, asalaamaaleykum mbokku Bawol. Man la seen mbokk Assane Sylla di conseiller municipal di acteur politique ci réew mi ma dellu si bëgg a waxtaan ak yéen ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi sant sunu ay waajur di leen wax ne egsi nanu fii ci njaareem sunu dëkk. Di sant yàlla bu baax bi mënu mayee ñu mën a génn bitim réew ba mën a dellu siwaat ci sunu réew dellu siwaat tamit ci sunu njaareem diinu dëkk. ñoo ngi ziar ñëpp di màggal ñëpp di balu ax ñëpp di bal ax ñëpp di nuyu vraiment ñëpp ñi nga xamante ne bi ñoo nekk di dugg si nii soxna Astu Caam sëñ Mbay Seck soxna Maam Fatou sëñ Xaadim maa ngi lay ziar monsieur Sidia mon ami bëgg nañ la. ñoo ngi lay ziar bu baax di la bëggee soxna Adama Fall ñu ngi lay ziar di ziar Cheikh Sourang ñoo ngi leen di màggal bu baax di ziar vraiment ñëpp wax fa dëgg yàlla ñi di nu seetaan di ziar sunu ay am di jàmm di ziar waa MPES yëpp di leen ñaanal yàlla defal nu tawféex di ndokkeel ñëpp aussi ci màggalu gi nga xam ne ci la ñu jógee mooy màggalu Touba gi waaw di ñaan yàlla Serigne Sidi Mokhtar sunu borom yokk vraiment ay fanam yokk ko kàttan ba li nga xam ne moom la nama liggéeyal waajuram yi mu mën koo matale. waaw ñoo ngi ndokkeel aussi kilifa diina yëpp di ziar Serigne Mbaye Sy Mansour xalifa bi di jaale aussi waa Léona Niassène Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moo fi jógee barki Dembo Ndiaye di ko ziar xalifa bu bees bi. di ziar aussi waa Thiénaba di ziar Laayeen di ziar waa Njaasaan di ziar ñëpp di leen màggal di wax ne balaa ñuy tàmbali waxtaan bi dañuy féliciter équipe nationale du Sénégal di kontaan ci ñoom ci seen victoire ak qualification bi nga xamante ne bi am nañu ko di leen ziar bu baax a baax a baax a baax di leen féliciter di ci wax rek tuuti ndaxte xaj na ab équipe wala sélection nationale su fekkente ne bi am na ndam wala mu gagné wala mu qualifié mondial xaj na wax ci yeneen i wax jaaduwul wante nag dinañ ci def tuuti éclaircissement ak précision. waaw Mamadou Ndaw ndaanaan bëgg naa la Serigne Mbacke Baara Mbeng Ousmane Mbow mon ami maa ngi lay ziar Baye Galaay magal nañ la bu baax a baax di la ziar yow tamit la jox sa wàccuwaay. waaw di ziar mon ami mon frère Sidia bu baax. di wax ne équipe nationale du Sénégal gis naa keroog bi ñu demee Palais ba ñu après discours yi ak lépp ma gis Moussa Sow jóg lire benn affaire di ñaan ay passeport diplomatique ak ay terrain mu doon loo xam ne man personnellement ça m'a dérangé na ma lu bëri parce que yaakaaruma ko woon man parce que lu ñu nekk jour équipe nationale je pense que dañu war a seet ñoom lu ñuy apporter Sénégal mais pas ñëw foofu rek taxaw ci palais ba di réclamer ay terrain wala ay passeport diplomatique ça je ne suis pas d'accord xaw ma Moussa Sow ku ko bindal discours bi mais kooku vraiment yab na nit ñi waaw yab na nit ñi ñoom joueurs yooyu équipe nationale Sénégal ñi ngi am ay salaire u 50 millions ñi ngi am ay salaire u 25 millions Sadio Mané mi ngi am presque 400 millions de francs par mois lan la ñuy doyee ay terrain au Sénégal réclamé wuñu ay stades yu baax ay terrain réclamé wuñu matériel mais lu dul ay jox ñu ay passeport diplomatique. attends dafa tuuti trop vraiment man je leur félicite mais discours boobu tuutil na leen ñoom joueur équipe nationale du Sénégal parce que je ne suis pas d'accord ci comportement boobu. waaw loolu nag bëggoon naa ko vraiment ñaawlu waale aussi Macky Sall lim ci wax maa ngi koy ñaawlu bu baax parce que dafa def comparaison
daan ne waaw 2002 c'était sous gouvernement de Wade léegi 2017 c'est sous gouvernement de Macky Sall daan ne leen mais bu leen def ni jour yi nga xam ne ñoo nekkoon 2002 nga xam ne dañuy topp jigéen ñi attends Macky Sall na respecté tuuti Sénégalais yi fii topp jigéen ñi moom ku nekk moo koy def ku bëgg a topp jigéen da ngay topp jigéen loolu ça n'a pas d'importance donc président Sall loolu mu wax xawma kan moo ko digal son conseiller en communication mais xamul dara parce que c'est pas normal nga naan ay jouru 2002 yi bu leen def comme ñoom di topp jigéen ñi mais attends jouru 2002 yi ñoom ñoo tax Sénégal rêvé ñoom ñoo tax moom mu yéegoon ci kaw oto bi Ablaye Wade di yéegoon di jubilé tey mu taxaw di leen xas Macky Sall du xool li muy wax wala ñi koy digal ci wàllu communication duñ ko digal lu leer wala lu jub donc voilà yooyu c'est des choses yoo xam ne gars yi wër président yi seen ak nul en communication moo waral ñuy tax président yi di dugg ci njombe yooyu mais génération 2002 mais ñoom ñoo njëkk a révélo Sénégalais yi ñoo njëkk a jox bànneex ñoo njëkk a jox lu baax mais nga bëgg leen sànni fële parce que c'était sous le gouvernement de Wade mais Macky Sall xamul li muy wax il faut que mu respecter ñëpp ñii nii ñu ngi nii dañuy doon a qualifié amaguñu dara demaguñu fenn kenn xamagul sax ndax dinañ génn premier tour wala déet ñu bëgg a jël ñu bëgg leen a jël comme ça di leen monnayer comme ça Macky Sall na xool li muy def waaye communication baaxul dara communication wax dëgg yàlla baaxul waaw ginnaaw bu loolu wooyee vraiment bëggoon naa wax tuuti ci Touba ci màggal gi ndaxte ku ci nekk gis ngeen ne am na ay défilé politiciens yi waaw ñu ngi lay ziar di la bëggee soxna Oumy Kalsoom di bëggee waa Njaareem Karo di bëggee Matar Gueye vraiment yéen ñi dugg si ñëpp ñoo ngi leen di ziar xaj na ku lim di nga juum mais ku ma limul aussi maa ngi lay ziar di la bëggee bu baax a baax waaw di ñaan aussi waxtaan yi ngeen di ko partager pour nit ñi di gis lu ñuy wax parce que c'est important njariñal Sénégal la du njariñal Assane parce que luñ fi mënti wax it nit ñi rek ñoo ku ci jot rek moom yow la mën a jariñ mais man mënuma jariñ man mi koy wax waaw kon nag ñoo ngi leen di ñaan bu ngeen ko jotee ngeen partager ko benn partage bi ngeen di def wala benn j'aime bi ngeen di def wàññiwul dara waaw ñoo ngi bëgg ci yéen bu baax a baax bëggoon a wax rek ci màggal gi défilé bi bari woon na politiciens yi kenn ku si nekk mi ngi dem di seeti sëriñ bi et tout ça di waxtaan foofu di wane ne yow yaa gën a nekk ci tarixa bi yaa gën a gëm sëriñ bi machin loolu nag nit ñi vraiment dañ ci sonn moo tax heureusement bi nga xam ne ni seen yoon bi sax gisuñu xalifa bi loolu lu am importance la parce que il faut que déjà yoonu murit ñu séparé ak politiciens yi seen jikko yi ñuy def ak manœuvre politique yi ñuy def noonu à Touba ku fa dem di jéem a imposer sa bopp di wane ne sëñ bi yow la gën a àndal loolu taxaw du dëgg sëñ bi ñëpp la yam ñaboote il faut ñu xam ko muy Macky Sall ak muy Ablaye Wade ak muy Idrissa ak muy Tanor ak muy Khalifa Sall ak muy keneen sëriñ bi ñëpp la njaboote bu ko kenn politique da ngeen di génne sëriñ Sidi Mokhtar ci li ngeen di wax waaw dialogue politique bi ñuy wax nag dialogue de sourds la dialogue naxante la gis ngeen fi temps yële Macky Sall woote ca palais ba ñoom Omar Sarr demoon ku nekk dem du jamono jooju la ñu waxoon 29 juin bi passé du newoon nañ dañoo ubbi dialogue lan la ñuy ubbiwaat kon beneen dialogue loolu moo lay wan ne kon affaire u naafeq la loolu moo lay wan ne kon du loo xamante ne bi ñoom dañ ko gëm loolu moo lay wan ne du loo xamante ne bi ñoom en fait carrément dañoo sérieux waaw kon na ngeen ko xam il faut ngeen xam ne gaa ñi ñu jiite duñu nit ñu sérieux di woon nit ñi naan dañuy def ko dañuy dialogue alors que yow woote woon nga beneen dialogue bu njëkk donc gëmante wuñu gëmuñu ko waaw gëmante wuñu gëmuñu ko kon bu ñu leen dugal ci yooyu di wax dialogue bi dialogue naafeq la ku ci bokk tamit dialogue naafeq nga dugg parce que amul benn njariñ parce que Macky Sall tegul réew mi si yoon ba nit ñi war a dialogue ak moom waaw lu ko neex rek lay def waaw li nga xam ne moom laa bëggoon dolli aussi mooy aéroport bi da ngay dégg souvent waaye aéroport bi dañ koy jox tur Ablaye Wade tuddee ko Blaise Diagne ñu koy changé waat di ko tuddee Ablaye Wade Macky Sall bu amee lu muy tuddee Ablaye Wade lii laay war a soli na ko tuddee leneen Sénégal am na leneen lu fi xew am na yeneen mbir am na yeneen activité yoo xamante ne bii am na yu ñu xamante ne bii moom la ñu war a def tudde ko président Ablaye Wade yu dul ay Blaise Diagne nañ ko bàyyi foofu tudde nañ ko aéroport ba pare loolu tamit bëggoon naa ko préciser parce que vraiment du loo xam ne vraiment lu am njariñ la ñu nekk ci di ci tergiverser di ci tardé mais dama bëggoon refléter benn point boo xam ne Ablaye Wade daf ko souligner moo doon ci wàllu dette bu Sénégal man lu ma ñor la parce que boru Sénégal Ablaye Wade dafa wax ne dafa dem ba 65%
waaw boru Sénégal bu demee ba 65% gis naa de keroog le directeur de l'investissement ak ki nga xam ne moom moo yor wàllu nekk ministère des finances di préciser daan ne du 65 mais 61% la donc ça veut dire que ne Abdoulaye Wade li muy wax am na. parce que Abdoulaye Wade 65% la wax ne Sénégal moom la am si bor dette extérieure waa ji wax ne 61% la donc presque c'est du pareil au même kon li mu doon wax dëgg la. donc li ñu ci mën a jàpp ñun mooy d'après investigation yu ñu def Abdou Diouf bi muy jël réew mi 21% de dette la fi bàyyi bi muy bàyyi Sénégal Abdou Diouf en l'an 2000 Sénégal mi ngi amoon bor bu ma leen di wax bor nag mooy alali Sénégal bor bi ñu ameel bitim réew maanaam bu ngeen dee gis infrastructure yi ñuy tabax Sénégal ak yooyu xaalis bi nga xamante ne bi moom la gaañi di dem di lebi bitim réew mooy président yi léegi xaalis boobu ñuy leb suñ commerce extérieur bu ñu exporté dara xaalis boobu la ñuy fayee bor yooyu il faut loolu ngeen di ko xam bu leen yaakaar ne waaw Macky Sall wala Abdoulaye Wade tabax na pont tabax na lii tabax na laa xaalis bi daf koo liggéey non non daf koo lebi te bu ko lebee bor la boo xamante ne bi ñun ñi ñoo koy fay bor boobu ñuy fay nag li ñuy exporté ci bitim réew suñ jaayee dara bitim réew xaalis boobu la ñuy jël ñu fayee ko bor léegi moo wax leen sànq ne Abdoulaye Wade bi muy ñëw l'an 2000 21% la fi fekk bor en 12 ans Abdoulaye Wade yóbbu na ko 42% bi Abdoulaye Wade di jóge ci Sénégal bor bi Sénégal mi ngi ci 42% mbokk yi actuellement Macky Sall en 5 ans de mandat mi ngi ci 61 Abdoulaye Wade 12 ans la def teg ci 20 points Macky Sall teg na ci 20 points en 5 ans kon da ngeen xam ne Ila Touba TER pont de l'émergence cité de Diamniadio machin loolu yëpp na ngeen xam ne xaalisu Sénégal la boo xam ne Macky Sall daf ko leb du alalam du ay pexeem du lijjanteem Sénégal mooy réew moo xam ne bitim réew dañ ko respecté comme dañ ko respecté bitim réew nag donc ndax jàmm ji fi am ndax alternance yi fi am boo demee di lebi dañ lay lebal loolu rek la Sénégal dafa nekk pays bu solvable mais nekkul ne xarañteeg Macky Sall la Abdoulaye Wade da ko dàqoon na leb fukki junni yoon ndax su Abdoulaye Wade mënu woon leb aéroport Blaise Diagne bi kon du am ndax aéroport Blaise Diagne bi mi ngi nekk 2007 la woon booba Macky Sall mooy directeur de campagne yu Abdoulaye Wade booba man maa ngi bitim réew ñu bokk nekk PDS kon Abdoulaye Wade bi muy rêvé di wut sa xalaat sa affaire gros investissement yooyu nit ñi en Afrique kenn xalaatu ko woon kon ngàcce ngalaama moom ci aéroport bi maa ngi koy ñaan le 7 na jox na delloo na delloo waa ji xorom na wax 2007 na wax de 7 décembre buy inauguré aéroport Blaise Diagne maa ngi ñaan Macky Sall na gërëm Abdoulaye Wade parce que moo liggéey aéroport bi de moom dafa eggale kitewuma ko mérite nag kitewuma ko mérite de mais dafa eggale mais na ko préciser parce que bu mu ko ndamoo di ngandulu alors que defoo dara 70% wu aéroport bi Abdoulaye Wade da ko def parce que bis yow finition rek nga def loolu tamit bëggoon naa ko préciser pour nit ñi xam ko xam ne dette intérieure u Sénégal ak extérieure dette bi ci boppam Macky Sall moo ko yóbbu 61% en 5 ans te Abdoulaye Wade yóbbu na ko teg na ci 20 points en 12 ans loolu bëggoon naa tamit yéen askan bi ngeen xam ko ba mu leer parce que coow li temps yi bari woon na ci kenn ku ci nekk di ci wax ma bëggoon ko ñaan aussi moom président Sall sénégalais yi nekk Libye sonn nañ trop ñu ngi leen di jënd ñu ngi leen di jaay comme njaayam jaam ñu ngi leen di rey ñu ngi leen di maltraité ñu ngi leen di dóor ñu ngi leen di def lu ne na yabal ministre affaires étrangères au Sénégal anamu lu muy liggéey ministre affaires étrangères au Sénégal anamu qu'est-ce qu'il fait sénégalais yi ñu ngi Libye ñu ngi leen di jàpp di leen dóor di leen rey du ñu yóbbu avion yi ñu dem jëli si doomu Sénégal yi wala dañ leen di seetaan bañ dee rek ñu naan voilà dañoo topp mbënd mi ñoo xam topp mbënd mi bu leen neexee mais ñoom responsabilité wu gouvernement du Sénégal la fu doomu Sénégal nekk ci àddina bi bu nekk ci jafe-jafe mu dem assister la donc yéen Macky Sall yow président Sall ak sa gouvernement vous avez la responsabilité ngeen dem Libye ngeen jëli doomu Sénégal yi ñuy toroxal foofu di leen rey seen responsabilité la waaw kon nag ñoo ngi leen di ñaan loolu bu ngeen ko defee def ngeen seen warugar boo leen ko defulee defu leen seen warugar waaw loolu tamit bëggoon naa ko préciser parce que réew mi nit ñi dañuy sonn diaspora bi dañuy rey nit ñi ah bitim réew bu ngeen demee Europe Espagne Italie France nag bés bu seen ngeen dégg ñu rey nit ñi Maroc mais ndax da ngeen dégg benn gouvernement wu Sénégal wala ministère yi ñu dem fa sax pour jéem a lijjanti dara déedéet dañuy toog fi ñu toog rek naan sénégalais yi ñoom la dañoo sopp dañoo war a toog mbënd mi nii naa mbënd mi nii naa yow joxuloo say doomu réew solution ba ñuy bëtt di génn réew mi di dem
di dee ci àll bi nga naan voilà dañoo yàkkamti ah vraiment daal il faut que yéen askanu Sénégal seetaat leen président Sall mi bu mu leen lëeree naan leen autoroute Ila Touba laa defar wala defar naa pont de l'émergence wala defar naa cité Diamniadio tax nit ñi bàyyi ko fi dafa leb xaalis rek de du dara du benn ngand-ngandlu du dara xaalis la bu ñu leb c'est tout man mii bu ma yoroon réew mi mën naa génn bitim réew ma dem lebi xaalis ñëw defar di fay yéen ñëpp di fay ngeen di fay man may fay keneen di fay waaw sëñ Moustapha Sène maa ngi lay ziar di la bëggee sëñ Issa Pape Niang waaw maa ngi leen di ziar bu baax Serigne Kandji maa ngi leen di ziar yéen ñëpp ñu nuy seetaan di leen magal waaw vraiment kontaan nañ ci bu baax a baax waaw di bëggee ñëpp Modou Cissé waaw maa ngi lay ziar de maa ngi lay ziar di la ziar bu baax di la magal waaw parce que Sénégal il faut nit ñi wax ak ñoom il faut nit ñi wax ak sénégalais yi il faut yéen sénégalais yi ngeen jël seen responsabilité buñ leen di nax di leen wooye fii nga lu way président bi def na lii def na laa nanga Macky mi ngi liggéeyul dara lépp ku ne mën na ko nañu wax yeneen réalisation yu am mais xool leen àll bi man bëggoon naa Macky Sall wax ma réalisation ci àll bi pas rek dem lebi pas rek nga dem leb tabax leb ay immeuble nii tabax nii demal ci àll bi ndax courant am na fa ndax ndox am na fa ndax hôpital am na fa ndax poste de santé am na fa dem leen ngeen xool àll yi 70% au Sénégal dañoo ndóolu mbokk yi ñuy ngand lu ci ay aéroport bu ñu eggale ak dem lebi xaalis pour defar Diamniadio ay kër yoo xam ne après doomi avocat yeeg magistrat yeeg doomi borom xaalis yi ñoom seeni doom ñoom waa gouvernement bi ñoo fay dëkk loolu ban njariñ la ñu amal ñun loolu amaluñu ñun benn njariñ vraiment daal en tout cas bëggoon naa yéen askanu Sénégal ngeen gestuwaat seen dëkk ngeen gestuwaat seen réew ngeen xool ndax yéen kii yor réew mi yore na ko ci yorin bu jub wala déet parce que mënuñu continuer parce que def na Diamniadio def na Ila Touba def na TR rek ñu ne Macky liggéeyul dara Sénégal bala ñoo xam ndax président bi mi ngi liggéey wala déet ndóol gi dafay wàññeeku ci àll bi ñun nag MPES jëf ak njariñ mouvement lañ boo xam ne dañoo moom suñu bopp dañoo indépendant soxlawuñu seen dërëm li ñu leen wax mooy que ni ndóol gi ci àll bi courant amu fa ndox amu fa amul poste de santé amul l'école amul yoon yu fa jaar dem leen ngeen defari ko loolu mooy defar Sénégal mooy yóbbu ci àll bi courant yóbbu fa ndox yóbbu fa poste de santé yóbbu fay l'école ak i yoon mais pas buddi sa ñetti immeuble na lee Diamniadio dafa déggale sa kii jël ab train boo xamante ne bi ñoom français yi nga xamante ne bi ñoom ñoo ñu def lavage de cerveau démb maa ngi bind bi ma yegsee Sénégal bien arrivé au Sénégal tout le monde va bien xam naa waa ji yaakaar ne damaa def faute alors que tout le monde va bien nga waroon a wax alors que waa ji dama ciy gisee encore une fois à chaque fois su ma defee genre bind yooyu ci Facebook def ci ay faute damay gis ñenn ñi nga xam ne dañoo farek souvent nguur gi wala ñi nga xam ne kii au lieu ñu xalaat le fond ci nit ki li muy wax mais dañuy xool la forme moo tax toujours ma bëgg attirer attention wu Sénégalais yi dañ leen di defal lavage de cerveau di leen nax ci français bi moo rey Sénégal français ak le français bi ñuy làkk moo rey réew mi réewu Sénégal nit ñi 99% yi wolof la ñuy wax conseil des ministres bi dañ ko war di wax en wolof bàyyi leen français yi ngeen topp bu nit waxee bu defee benn faute sax wala mu kii ñu naan waaw moom de wax bi jub na baax na waaye ni mu ko bindee lu ci suñu yoon ci ni mu ko bindee français ab làkk rek la Sénégalais yi il faut ñu yeewu chaque jour ñu di leen nax chaque jour ñu leen di nax ci yu ñàkk fayda français ab làkk la espagnol sax moo ëpp luñ koy wax français boo génnee CEDEAO yi kenn làkkatu ko kenn waxu ko lu dul France ak 14 pays CEDEAO yi espagnol bi moo ëpp fopp luñ koy wax anglais bi noonu arabe bi noonu chinois ba noonu kon français ban njariñ la am donc il faut nit ñi bàyyi jikko yooyu bu nit waxee lu am njariñ seetal li mu wax ndax dëgg la wala du dëgg valoriser li mu wax ndax am na njariñ wala amul njariñ waaye li nga wax ne am na njariñ waaye ni nga ko bindee de baaxul lu ci suñu yoon man je m'en fous ci loolu sama yoon nekku ci maa ko defoon exprès pour di wax nit ñi loolu France daf ñuy def lavage de cerveau français bi moo rey Sénégal français fa mi ngi rey Sénégal di rey Afrique sowu jant yépp ba nu dee loolu tamit vraiment bëggoon naa ko préciser ci waxtaan bi waxtaan tamit ci Bercy ku ci nekk gis nga ne Youssou Ndour temps yi jël na TFM di xeex ak gaañi
ndax nit ñi dañoo wax ne nañ ko boycotté si dañoo wax ne nañ ko boycotté parce que Youssou Ndour référence la woon ci Sénégal ñu war ko jël comme référence comme un entrepreneur comme chef d'entreprise bu jël 400 personnes yor leen di leen fay di dimbale ci économie Sénégal mais pas muy dem di ànd ak président pour di intérêt personnel am. nit ñi bu ngeen gisee ñuy wax ne waa Bercy boycotté leen Bercy c'est parce que Youssou Ndour intérêt personnel lay wut. intérêt personnel lay wut ay télévision ay rajo ay nangam ngir di yokk autorité am wala ngir après samp ci présidentielle loolu lay wut. mais en fait moom bu fekkoon ne dafa bëgg a nekk légende comme Bob Marley wala comme Alpha Blondy wala keneen xool leen Alpha Blondy day tëgg concert ba ci yàgg arrêté ko taxaw ne leen franc CFA mi ngi rey Afrique Youssou Ndour da ngeen ko mës a dégg mu wax ci franc CFA du ngeen ko dégg parce que amalu ko njariñ Youssou Ndour ci li muy wax mooy intérêt Macky Sall ci lay dox parce que Macky Sall moo yor intérêt donc nitu intérêt kooku moo waral gaa ñi di wax ne Bercy boycotté leen ko te je suis d'accord à 200% boycotté leen ko ku fa dem aussi sa affaire la mais man de toutes les façons ak ku ma gëm ak ku ma àndal gëw ma Youssou Ndour man gëw ma Bercy bi te su ma sañoon waa diaspora bi ngeen boycotté ko ndax ngeen boycotté ko ndax bés bu set ñu toroxal leen ci émission Wareefam yooyu ànd ak Ndoye Bane ñuy xas seen jabaru Modou yi bés bu set ñu leen di toroxal kon benn Modou waru ci dem Bercy loolu tamit bëggoon naa ko préciser vraiment bëggoon ci waxtaan bëggoon a wax tamit ci kaawu Khalifa Sall balaa may jeexal parce que kaawu Khalifa Sall na ngeen xam ne politique la Khalifa Sall ñi ngi ko jàpp ci ay milliards 30 milliards nangam sangam ak Dakar gi ñu bëgg a contrôler moo tax ñu bëgg ko toroxal rek mettre Dakar sous délégation spéciale mairie de Dakar pour jël ko contrôler ko. Macky Sall nag moyen yu ne mi ngi koy def ngir contrôler Sénégal 2019 maa ngi leen di répéter waat encore une fois ne Macky Sall warul jël Sénégal 2019 bu ko jëlee dinañu toroxal defu fi dara benn njariñ amalu ko Sénégal. lebi la fi def tabax fi ay immeuble ki bâtiment jeex na ndóol gaa ngi si àll bi maa ngi ci région yi maa ngi nii région de Diourbel dem leen si àll bi dara amu fa dara amul ci àll bi amuñu courant amuñu ndax boo ma doxee sama kër a ngi ni ma toog di wax ak yéen en direct su ma doxee léegi 5 kilomètres courant amatul ndox amatul poste de santé amatul yoon amul tali amul dara amul dara kon yéen jeunesse su Sénégal jóg leen ñu jàmmarloog Macky Sall jóg leen ñu jëlee ko fii gis ngeen France ni mu defoon may Sarkozy benn mandat noonu la ñu war a def Macky Sall benn mandat la war a am Macky Sall benn mandat la war a am Sénégal warul mérité wul am deuxième mandat parce que li muy def lépp intérêt personnel am la lan la fi def Petrosen nga jël ko jox ko sa goro Aliou Sall nga jël ko def ko lépp Aliou Sall léegi mooy le ministre du ciel et de la terre lu ne la yore ci àddina bi jël say goro sa famille sa njaboot ñëpp ñu yor alalu réew mi mais ñun fan lañ jëm mbokk yi wala dañuy seetaan ba kañ yéen mbokku Sénégal dañuy seetaan ba kañ vraiment daal bëgguma woon guddal lii laa bëggoon tey ubbee ko parce que damay doog a ñëw Sénégal toogaguma mais comme liggéey bi ñuy def ñun lu nekk ci suñu xol la ñu gëm ko donc wax ko dañ koy wax saa su ne parce que moo ñu fi tax a toog loolu leen gëm te loolu la ñuy dund ñun dañuy liggéey pour jaam ñi soxlawun ñaar dërëmu Macky Sall soxlawun mu gis ñu soxlawun mu wooñu soxlawun ñu jàkkaarloog moom li ñu ko bëgg a wax mooy na defar Sénégal parce que àll bi ñu ngi ndóol àll bi amuñu courant amuñu ndox ay yoon amu fa amul poste de santé dara amuñu ko yow ngay jël lebi xaalisu Sénégal di ko pasare ci ay immeuble ay kii di ngandul bu kiyee nga rangale 50 oto yàq carburant Sénégal bi fu ne nga dem fa naan da ngay inauguré looy inauguré yow bala ngaa inauguré sa waa dëkk sa waa àll am lu nu lekk mbokku Sénégal ubbi leen seen bët yi te xool waaw maa ngi jeexale njaareem ndax kat fi laa dëkk maa ngi jeexale Jurbel fi laa dëkk waaw di wax ne dugg si naa fi bërki démb li ma njëkk a gis mooy miiru mairie bi ci ginnaaw daanu li ma njëkk a impressionné man bi ma dugg see njaareem mooy côté bi féeteeg Khalil Awdi miir booba nee na janjang grillage ba yow naka nga ne da ngay defar dëkk maire yi njaareem bii naka lañ ne dañuy defar njaareem alors que ñoom seen maire yi sax baaxul maire yi baa ngay daanu miir yaa ngay daanu lii moo lay wan ne gaañ ñi nekk njaareem ak mouvance bii ñu àndal li leen intéressé rek mooy seen intérêt personnel mooy poste yi ñu leen di jox ak daraja yi ak ndomba tànk yi ñuy amee njaareem yéen waru leen a seetaan gaañ yi nekk fii mooy maire bi
mooy ñi ci des directeurs généraux yi Macky Sall fal ñu yor seeni oto da ngeen leen fi gisati man maa ngi nii njaareem kenn nekku fi ci ñoom kenn man maa ngi fii Diourbel à l'instant tey kenn nekku fi te ñu ngi yor ay ndombay tànk kii député maire la kii ab directeur général la keneen ki directeur général la keneen ki DG la keneen ki lii keneen ki laa juróomi DG député maire président de conseil économique et social environnemental bu leen bàyyi bërki démb ne militeetuma Diourbel yéen waa Njaareem ubbi leen seen bët te xool projet yi ñu leen doon wax ana mi ngi nii nekk stand by tàmbali ko ba mu neex leen ñu bàyyi ko fi ñaari projet la ñaar tàmbali ko ba mu neex leen ñu bàyyi ko fi di toroxal Njaareem comme ça yéen waa Njaareem ngeen toog di seetaan pourquoi ngeen di seetaan pourquoi waa Diourbel ngeen di seetaan ñuy toroxal suñu dëkk bi comme ça démb laa romb maire bi may dugg si Diourbel miir ba dafa daanu grillage ba dafa daanu defaraguñu ko yéen jóg leen mbokki Diourbel yi jóg leen ngeen xool seen dëkk xool leen yoon bi jëm Ndar Fall projet bi dañ ko sàcc man maa ko wax 2012 financé nañu tali bi jaar marché Kàddaga continuer jëm ba autoroute Ila Touba avant ñuy waxu autoroute Ila Touba projet boobu financé nañ ko ñu sàcc xaalis bi man maa ko wax bu leen weddee nañ ma woo fa ma wax leen fan laa ko jëlee léegi projet de canalisation des eaux dañ ko sàcc 3 milliards la te dinañ ko auditer ci Njaareem gii nañ ko dégg ñoom ñu xam ko ñoom ñi tey nekk ak mouvance nañ ko dégg ñu xam ko projet des fosses septiques 4 milliards dañ ko sàcc man maa ko wax li ma leen wax lépp lu mel ni midi la dañ koo sàcc te bu ñu weddee nañ ma woo dañoo sàcc projet eau fosse septique yi fosse yi nga xam ne Ablaye Wade moo ko fi joxoon 4 milliards dañoo sàcc 3 milliards eaux usées yi canalisation des eaux usées canalisation yaa ngi nii yëpp fatt na ay jaan ak lépp ay génn ci canal yi dañoo sàcc projet tali bii nga xamante ne bii moom moo jëmoon ndindi jëm ci yoonu ndindi bi dañ ko sàcc loolu yëpp nag mi ngi xew te ñii ànd ak mouvance doon ay complice état ngir seen intérêt personnel loolu tamit yéen da ngeen ko xam yéen waa Njaareem ñu ngi leen di toroxal dëkk bi ma fi duggee comme laa ñaar comme ab àll dara amu fi lumière sax amu fi ñu ne ñoo ngi liggéey ci budget mairie boo xamante ne bii jege na presque le milliard de francs CFA ana waa mairie bi ana maire dëkk bi lii moo taxoon ñu fal la man d'accorduma ci te dinañ ko combattre te bis ni ki tey maa ngi Njaareem live yi dinañ ko def ci barab yëpp Diourbel en direct won leen Njaareem réellement lan mooy image yu Diourbel dinañ ko def dinañ leen won barab yi dinañ leen won toroxtaange gi dëkk bi torox dëkk boo xam ne sëñ Bamba ngi fi 15 ans ñu koy toroxal nii buñ jógee bu événement jotee ñu gurgur dem ci sëriñ si jox leen seen i ziar après jeex na bàyyi dëkk bi muy patauger comme ça dara amu fi li ñaaw na trop ci seen der ñaaw na ci yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak mouvance su président Sall nag dinañ ko fi jële maa ngi leen koy ñaan de jële leen ko fi 2019 bu ngeen ko fi jëlewul dina toroxal askanu Sénégal waaw parce que yorul Sénégal boppam la fi nekkal moom njabootam ak fameem waaw amalul Sénégal benn njariñ waxuma la ak Njaareem nag moom waa Njaareem jóg élection législative yi topp di ko fal pourquoi ñu koy voteel yéen waa Njaareem lan la leen Macky Sall jox ba ngeen koy voteel xaalis pourquoi ngeen di jaay seen ngor ndax Macky Sall dafa jar ngeen jaay seen ngor yéen waa Njaareem jaru ko waruñu leen a séddale xaalis ak tiset ngeen jaay seen ngor jaay dëkk bi comme ça xool leen dëkk bi ni mu mel xool leen dëkk bi ni mu bone xool leen dëkk bi ni mu ñaawe xool leen dëkk bi ni mu salte xool leen dëkk bi ni mu lëndëme pourquoi yéen waa Diourbel ngeen di nangu loolu ana jeunesse su Diourbel bi ana jeunesse bi ana ñu ana waa nawetaan yi ana ASC yi ana mouvement yi yéen ana ngeen toog di seetaan ñuy toroxal seen dëkk comme ça amu leen dara place publique bu baax sax amuñu ko buntu gouvernance buntu conseil départemental laa leen wax de buntu gouvernance ñax maa nga nii buntu maire yi ñax maa nga nii amuñu sax 20 000 francs yu ñu dagga ñax mi ñuy wax ne ñu ngi defar dëkk bi yéen ngeen toog di xool marché Ndoumbé Diop ba nga nii lakk plus de 1 milliard yàqu fa marché baa nga ne waa marché baa nga ne di bëgg a dee amuñ ci lu ñu nekk nit ñi toog di seetaan xanaa bëggu leen seen bopp yéen waa Njaareem am naa lu ma metti lool bi ma ñëwee ci dëkk bi am naa lu ma metti ndax def naa 16 mois foira ci biti am naa lu ma metti waaw maa ngi tuubal ñëpp nag di jégalu di leen jox rendez-vous fan yi bu soobee yàlla dañ doon ubbi tey parce que ñu ngi door a jógee ci kaaw bi ñu bisiwaat incha allah fas yéene wéyal liggéey bi nag continuer ko bu baax a baax waaw ñoo ngi ziar ñëpp waaw soxna Adama Fall sëñ Tafa Touré Ndiasse Thiam bëgg naa la soxna Lalla maa ngi lay bëgge bu baax di bëgge ñëpp ñu dugg si wax fa dëgg yàlla yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar bëgg ñu guddal parce que temps bi xam nga nit ñi am na yeneen yitte yu ñuy def des fois ñu génnee rek ay quelques points leeral ko askan wi métti lu ko
waaw pour que nit ñi xam ne vraiment lii nga xamante ne bi moom la nguurug Macky Sall nekkee du dëgg du yoon lu ñaaw la. jóg leen ngeen xeex ko yéen jeunesse su Diourbel jóg leen yéen jeunesse su Sénégal jóg leen ñun ñëpp ñu dajaloo ñu xeex ko. mouvement yi bari nañu fi surtout société civile bi bari nañ fi nit ñu baax ñi ñu ngi fi politiciens yi ñëpp yamuñu de bàyyi leen bu ñu waxee ngeen naan politiciens yi ñëpp a yamuñu am na ñu baax ñu bëgg lu baax ñu am jom ñoo xam ne yaakaaru ñaar dërëmu maliwu Macky Sall bëgguñu ko sax gis waaw bëgguñu ko sax gis. kon yéen waa Sénégal jóg leen mouvement yi jóg leen ngeen dajaloo jóg leen ñu ànd liggéey xeex ngir jële fi président Sall mii buñ ko fi jëlewul dina toroxal réew mi waaw. maa ngi leen di tuubal nag di jéglu waaw di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi waaw maa ngi ziar gaa ñi dugg si ñëpp Ousmane Dieye di ziar Ibrahima Faye bëgg naa la Ibrahima waaw borom baax nga yow bëgg naa la soxna Maam Jaara Touré waaw soxna Oumy Kalsoom waaw maa ngi leen di ziar waa MPS yëpp waaw mouvement jëf ak njariñ maa ngi leen di bëggee waaw parce que yéen rek yéen a tax ñu nekk fi yéen a ñuy yokk fit tamit parce que ay doomi Sénégal ngeen yu bëgg seen bopp am jom bëgg lu baax moo tax ngeen dajaloo ci mouvement MPS jëf ak njariñ ngir soppi Sénégal à travers les collectivités locales ndax soppi Sénégal à travers les collectivités locales mooy yoon bi nekkul ci ay immeuble jam ñaajo de yoon bi nekkul ci ay tali yoon bi nekkul ci ay raay yoon bi mi ngi ci jox sénégalais yi ñu lekk te àll bi bu ngeen fa demee amuñu lu ñu lekk loolu mooy dëgg Macky Sall ku ko waxuloo ko dëgg waaw. maa ngi leen di tuubal nag vraiment encore une fois di jégalu di leen ñaanal yàlla di leen jox rendez-vous incha allah ba fan yi bu soobee yàlla. xaj na samedi bii di ñëw wala bis topp bëgg ñuy joxe date fixe yi mais dinañu dellu si amplement ci li xew ci réew mi waxtaane ko ak yéen partagé ko ak yéen bëgg ngeen ñëw ànd ak ñun ci lu ñuy xeex partagé leen vidéo yi te ngeen ñëw ànd ak ñun ci lu ñuy xeex ndax intérêt Sénégal la njariñu Sénégal la bëgg-bëggu Sénégal la Sénégal dafa jot ñu soppi ni muy doxee pas bañ a jël ab assemblée nationale marionnette Macky Sall ñuy def lu leen neex ay juges yoo xamante ne bi heure bi tey ñoom ñoo waroon nekk ay juges yoo xam ne maa ngi jégalu bu baax ay juges yoo xam ne ñoom ñoo waroon nekk ñu indépendant war a moom seen bopp ñu toog di xool di yàq réew mi waaw di seetaan Macky Sall lu ko neex mu def vraiment ñoo ngi leen di jox rendez-vous incha allah ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf